de presse. dikkati na réew mi day mi ngi nii ak i looyu tojam ak i jafe-jafeem les échos yéene kaay ne ma tey laa leen di dikkaatal nag ci faatu Iba Thiam gi waaye tam la nga xam ne am na ca procès ba ñoom weddi wuñu woon nangu woon nañu bañ leen jàppee waaye nag seeni déclaration dafa daal di wuute ku ci nekk la nga wax bokkul ak la sa moroom wax ku ci nekk nag di tam sa moroom di ko jiiñ na yaa def man defuma Dame Amar ak ñëpp ñamu àndal ci bile procès waaye ci faatu Iba Thiam gi am nañu liberté provisoire bàyyi nañ leen ñibbi seen kër laataa nag ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier ñuy xam nag fan la àtte gi di mujjee njabootu Iba Thiam ñi ngi sàkku $1 milliard ñu ndàmp leen ko gannaaw faatu gu ñaaw gu mitti gi nga xam ni seen doom doon seen yaakaar faatu na ko di Iba Thiam le quotidien ne moom kay parquet bi juróom-ñetti weeri kaso la bëgg ñu tëj ko Dame Amar ak ñamu àndal tribune yéene kaay ne réew maa ngi ak jafe-jafe mu wax naa ko ma dikkaat ci agresseur yaa ngi bëgg rey nit ñi ci waxtu couvre-feu bi daal mooy jekk ngeen ba neex a daan ñoom agresseur ñi ngi ciy doxantoo num leen safee di agressé nag ak di jël alalu askan wi yéeni kaay yëpp des médias bi ne ma bul dem scandale yi du jeex ci réewum Sénégal ma may la ci benn tey division des investigations criminelles dal nañu de ci cabinet maître Sidiki Kaba bi benn nag avocat bu fa nekk la ñu daal di jàpp ci benn nag mbir boo xam ni lu toll ci fanweeri million ci suñuy koppar la daal di soxal coow li nag buñ ko lañ ba tee ba ci biir tribune yéene kaay ne ma mbir mi ay baadoo la séquñu ko de déedéet ay kilifa yu nekk ci kaw a kaw la mbir mi soxal yéene kaay des médias bi ne ma moo taxit procureur général Lansana Diaby xalaatu ci dafa jël rek avocat bi nga xam ni moom la ñu teg tuuma yépp ci ndoddam yóbbu ca kaso ba jël nag ay ordre jox ko directeur bu prison ba réew mi quotidien ne ñu waxati ci demuk Diary Sow bi donte Serigne Mbaye Thiam mi ngi ñuy xamal ne Diary Sow léegi ñu gis ko te dara du ko wokk bu soobee suñu borom France moom réew mi quotidien mi ngi ñuy xamal ni 40 doomu aadama ñooy réer at bu yàlla sàkk 3 junni nag ca Paris la ñuy daal di jógee libération ne ma nga paru day lañ fa jël ci wàllu dorog yéeme na lool juróom-ñaar fukk ak juróomi kilogramme cocaïne mooy bu fort bi moom lañ fa daal di teg loxo le quotidien ne bul dem de xaaral ma wax la ne ñaq gi daal moom Macky Sall am na ci xalaat am na plan boo xam ni Macky Sall teg na ko ngir gaa yi ñaqu ci pàcc bu njëkk bi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ci ñi Macky Sall limoon na ñooy njëkk vacciné wu daañu ñaqu fii ak njeextalu mars 2021 ñeneen ñi nag mooy sama classe gi di askan wi téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya laataa fin mars 2022 ñoom it seenu ñaq dina noppi tribune yéene kaay ne président Macky Sall kay moo ci kaful réewu ci fi mu toll nii ñaqu rek 24 heures yéene kaay ne waxtu woowu day réewum Sénégal mi ngi ciy jafe-jafe yi lan moom moo di nag daal di tënk coronavirus bi malade yi nga xam ne am nañu wopp gi am nañu jafe-jafe ngir faj leen moo tax président Macky Sall nee na sami nañ ko yaatal ci réew mi waaye hôpitaux yeeg centre de santé yi nañ leen jébbal matériel boo tax ñu mën a gàttandu coronavirus bi l'évidence yéene kaay ne gaa yaa ngay faatu gaa yaa ngay wopp moo tax it Macky Sall boo moytuwul dina gën a taral mbir yi de boo moytuwul nag askan yépp lay jël tëj leen kenn dootul dem kenn dootul dikk moom ci boppam président Macky Sall dematul dikkatul mi ngi tëju ndax ragal a am coronavirus rek source aané am na document boo xam ne jébbal nañ ko président de la république de ngir xeex coronavirus laas yéene kaay ne couvre-feu bi lu muy jëriñ laa bëgg a xam xoolal Thiès rek tëj nañu askan wa terewul fanweer ak ñaar ci cas communautaire am nañ ko niki démb waxtu woowu réewum Sénégal moom politique baa ngi fii dox bu baax a baax Les Échos yéene kaay ne ma Pape Diop ak bokk gis-gis day waroon nañu xalaat ak Abdou Mbacké ci li mu ne day dem ca conseil constitutionnel ngir ñu gàntal dogal yu ñu jël Pape Diop ne mënta am fukki signature rek benn yi jamono ji day jaxase rek ngir gaa yi bàyyi ko xel yaay maane al business Serigne Abdou Mbacké day woona ma waaye xaatimu ma nangoo sekk député bokk gis-gis ne man ne la dem ca conseil constitutionnel ngir amuk bës loolee lañ dul nangu le témoin yéene kaay daal di dikkaat ci ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi tey jii xamle na ni Sénégal amal na million ak juróom-ñetti junniy tonnes ci gerte ci wàllu mbay mi loolee nag gaa yi ñu ngi koy weddi dëgg laam du dëgg baykat yi war nañ cee mën a wax seenu xalaat laataa loolu daal jàppaleen ni réew mi nee na FMI dëggal na li ñu ne Sénégal mi ngi jëm ci croissance su téeméer boo jël juróom 5% la Macky Sall waxoon jaa ngeen jëf mbokk yi bu leen fàtte coronavirus di jëfandikoo gel yi respecté distance 1 mètre bi booloo nañu ko wàññi bu baax a baax yendu leen. asalaamaaleykum ñu dooree ko ci Paris ak doomu Sénégal bi réer tudd Diary Sow di étudiante bu fa nekkoon xam ngeen ni démb ci réseaux sociaux yi ak yenn ci ay site internet dañu ni gis nañu ko quelque part waaye nag loolee du dëgg ndax ci njiital ambassadeur ba ak comité bi saytu lu jëm ci wàllu enquête beeg di ko yundulu ngir mën koo gis weddi nañu yooyu lay xibaar te sàkku ci waa Sénégal ñu gën a responsable ci seen ay kàddu di joxe xibaar yi méngoog dëgg
Pape Cheikh Fall. ay xibaar yoo xam ne dara wéru ci moom la ñuy wëral di ko tasaare dem ba léegi ci àllarba gi di wax ne kii di Diary Sow dafa feeñ lu mel noonu nag ñi nga xam ne ñooy kilifay Sénégal yi ko teewal fii ci Paris ñoom wedd nañ ko daat koy dàq di consul bi ak ambassadeur bi si ab communiqué boo xam ne daat nañ koy jox ki nga xam ne mooy des médias fii ci Paris kilifa yooyu du Maguette Seye ak ki nga xam ne mooy Amadou Diallo yëgle na ne wax yooyu dara amu ci te weddi nañ ko te amul ba léegi ñoo ngi wëy di wëral ki nga xam ne mooy Diary Sow si territoire français bi daat nañu yëkkati ne rumeur yooyu sax day mel ne day yàq li nga xam ne mooy liggéeyu enquête bi ak police yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy amal ngir retrouver ki nga xam ne mooy Diary Sow xibaar yooyu nag nga xam ne kilifay diplomate yi nga xam ne ñoo nekk si biir Paris fii daat nañ koy weddi daat nay tax ba ñoom ñu indi sa ay leeral daat ne joxewaat nañ li nga xam ne mooy adresse bi ak numéro de téléphone képp koo xam ne yaa ngi gis Diary Sow boo ko gisee nga wootu si numéro yi ngir firndeel ne xale bi dafa réer ba léegi kàddu yu mel noonu nag ak rumeur yooyu di wax yu période yooyu ñëpp daat nañ koy ñaawlu rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci consulat bu France ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii si ambassade bi nga xam ne moo nekk ci France daati wax ne ñoom ba léegi ñoo ngi wéy di ko wëral te loolu buñ soyoon du demee noonu si Sénégalais yi ak yenn si internet si ak réseaux sociaux yi wax lu mel noonu mu nekkoon fii ci Paris Pape Cheikh Fall pour Zik FM. maire Malicounda nekk directeur général bu kuddu Maguette Sène demoon na nemeeku ji yaayu xale bu jigéen boobee di Diary Sow ànd ko délégation yóbbaale message yu njiitu réew bu Sénégal Aliou Badara Sonko. gannaaw mbubbu maire bu Malicounda bi ko tax a yëkkati Maguette Sène li mu xamle ci bile jotaay mooy dafa indi message bu chef de l'État di président Macky Sall ngir mu ñëw massawu njabootu Diary Sow. notre compassion. dañ fi teew indi sunu njàppale waaye tamit sunu accompagnement ci famille Diary Sow xam ngeen ni jamono ji ñoo ngi dund ay moments yi difficile ba tax na xam ngeen ñun Sénégal lu mel nii bu amee dañuy faral di taxaw famille bi nemmeeku leen xool naka lañ toogee. ce message là que nous sommes venus apporter à la famille. mu bokkoon ci délégation bi président conseil départemental bu Mbour moom li muy sàkk mooy sénégalais yépp nañu continuer di ñaanal Diary Sow. nous étions les premiers à. Diary daf ñu yàgg a bégal ñun waa Mbour façon prix bu ne indi na ko fi kon li mel ni bu amee jaadu na rek ñu ñëw indi sunu taxawaay ci famille bi waaye tamit may ñaan ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi ñu gën a continuer di ñaanal kii di Diary Sow. à nous réjouir de cela. maire bu Malicounda di Maguette Sène ci alxamis ki dafa amoon ab visite nemmeeku ca njabootu Diary Sow mu àndoon ceeg président conseil départemental bu Mbour ak au conseil bi di Mamadou Baro ngir indi massawu président Macky Sall ci njabootu Diary Sow. Alioune Badara Sonko Mbour Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Alioune Badara Sonko. coronavirus président de la République daal dinay alerté gravité situation bi ci conseil des ministres démb président Macky Sall daal dinay insister ci li nga xam ni mooy nécessité accéléré muy gën a gaawal baral jéegu yi ci taxawal nu mu gën a jàmpe muy urgence benn pexe muy pexe moo xam ni ci la ñuy amale vaccin yi stratégie nationale de vaccination nga xam ni am na koom gu sakkan guñ ci fas yéene def ni ki itam communication bu am solo ci mobiliser lu toll rek ci ni mu gën a gaawee nit ñi daal di comprendre bu baax respecter itam mesure barrières yi ak protocole sanitaire bi nga xam ne teg nañu ko ngir kat mën a xool bu baax li nga xam ni moo di marché yi tëj geeg tijji gi sàmmante itam ak moytandiku rassemblement yi ngir mën a jàkkaarloog tawat ji. ñaareelu revue programme économique bi nga xam ni dañu ko taxawal ci xool politique économique président Macky Sall daal dinay am mbégte ci taxawaayu FMI ak bët bi mu xoolee Sénégal fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2021 nga xamante ni bii dafay gën a firndeel confiance am gi boobu la institution financière am ci réew bu Sénégal. loolee mbégte la def ci njiitu réew mi te jàppaat ni xëy na dina jàppandalal ñu daal di gën a dooleel programme bi nga xam ne mooy résilience économique sociale gën koo jàmpal nga xam ni bari na ay conséquences yu pandémie bi moo ko sababal Sénégal comme àdduna bi yëpp Sénégal ak Chine dootul yàgg daañu xaatim lim bu sakkan ci ay vaccin ngir xeex coronavirus toll ci 200 junni vaccin loole ñu ngi ci pour parler jamono ji tembe ngir mën ci trouver solution day fekk itam ñu ni mu méngoo ak taxawaayu d'accord rek waa organisation mondiale de la santé leeral yàq Ndeye Khady Diamtal. Sénégal mi ngi ci ay waxtaan ak réewum Chine ngir nag ñu mën a jot 200 junnik ñàkk yoo xamante ni Sinopharm moo koy joxe muy ay waxtaan yoo xam ne ñu ngi tukkee ci ndigaluk njiitu réew mi sàkku nag ñu daal di taxawal ab stratégie nationale boo xamante ni ñeel na ñàkku ngir wér mbaa fàggandiku ci coronavirus waaye itam beneenuk offre boo xam ni bokkul ak bu OMS ñeel programme international COVAX bi nga xamee ni waroon nañ ci ñàkk lu toll ci téeméer boo jël ci askan wi ñaar fukki ya
donte ni nag autorité yi nee nañu ba léegi ña ngay waxtaan benn tweet bu gaaw boo xamante ni ministre de la santé daal dina ko woon def ni ki démb di wax ni jot nañ ci dose yooyu tax na ba ñu bëri am xel ñaar ci yooyee waxtaan ñuy xamle ndax jumte la ci communication bu Diouf Sarr en tout cas tax na bu ñu bëri njortees ni ñàkku chinois yooyu dinañ ko jot fii ci biir réew mi bu ñu dellu see ci yooyee dose sax laboratoire chinois bi daal dina nag xamle ni boobee ñàkk taux d'efficacité bi mi ngi toll ci 79,43% bu ñu sukkandikoo ci lim boobu nag ñu mën a jàpp ni wujjëm yi di Pfizer BioNTech ak Moderna ñoo ko raw fuuf ci taux d'efficacité. Ndeye Khady Thiam ci diwaanu Pikine fexe ba dagg jaan ci ca bopp ba muy coronavirus bañ delloo foofee daal dinañuy waa service national d'hygiène daal dinañuy lancé fële ci Djiddah Thiaroye Kaw benn vaste opération mi ak ñaax gu yaatu gu ñu jëmale ci askan wi ngir ñu daal di jël seen i motuwaay ci mën a aaru ci wopp joojale di Covid-19 ci ay eau de javel ak désinfecté ay gox yenn yu nit ñi fréquenté ba nga xam ni daañu am xel mu dal ci seenu aw nekkin. Médecin colonel Maodo Malick Diop mooy chef service national d'hygiène lañ ciy déglu ak Younoussa Baldé. gannaaw ba ñu ngi doon sensibiliser ci masque yi port de masque yi bu baax a baax donc li ci desaat mooy naka la ñu defee désinfection bi n'est-ce pas à domicile pour que au moins kër yi bañ a am virus te kër yi pour mu bañ a am virus loolu mën na nekk donc ñu jàpp ne boo jëlee eau de javel nga jël ci benn part boo jëlee kaas eau de javel nga jël ñeenti kaasu ndox boo ko jaxasee am nga solution boo xamante ne si mën na la permettre ngay nettoyer bépp objet boo xamante ne si nit ñi dañ koy faral di laal dina tax ba virus boobu mën na bañ a nekk ci kër yi bu fekkee virus bu nekkatul ci kër yi finalement léegi li nekk ci mbedd mi rek la ñuy jëm a xool ñu koy traité te loolu aussi am nañ ci beneen programme. xam ngeen ni am na lu toll ci ñeent fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ni dañu nekkoon doon def li ñuy wax piscine party ngir di non sa ko yooyee tubarkal ñu teg ci ñoom ab loxo ab lim waaye dañoo jàpp ni am na ci woon ñu am Covid-19 loolee li tax gaaw nañu gaaw ci fa ñu nekkoon désinfecté ko ak itam jël ci ay matuwaay ba wopp ja bañ a law ca boobu le milieu dossier bu boobee dañ ci ànd ak njàngatum Mouhamed Diop. mbirum nit ñooñee ñu tegoon loxo ginnaaw ba ñoon amal ak piscine party ci jamonoy couvre-feu bile lu bees nag luñ ci nemmeeku bokk na ci lu ñu daal di découvrir muy contamination ci mbas mile di Covid-19 ci ñenn nit ci ñoom ginnaaw ba na ko yëgee nag yóbbu nañu leen quarantaine cave bu tribunal ba aussi ñu désinfecté ko bu ñu sukkandikoo ci chef service communication direction administration pénitentiaire di Mariem Ba ñaar ci ay cas daal nañ koy signaler ci groupe boobee ñu tegoon loxo ñu doon piscine party ginnaaw ba ñu leen testé ñu positif moom Mariem Ba mi ngi fàttali placé gu ñu leen woon su mandat de dépôt waaye nag ginnaaw mesures yi ñu jël la mbir moomee ñu ngi koy topp bu baax a baax lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ñooñee ñu defere woon daal nañu leen testé ba ci sax personnel pénitentiaire bi waaye itam ñetti cas contamination képp lañu ci daal di wàññi ñi ci des ñëpp ñu quarantaine leen ci ab fàttali du benn nit ca ñoom lañu yóbboon ci établissement pénitentiaire cave ba it désinfecté nañu ko service d'hygiène moo fa jaar sukkandiku ci protocole sanitaire bi beneen dispositif surveillance daan nañ koy samp ngir loolee lépp ñu mën koy saytu. daa mel ni assemblée nationale daa def ci ma tey jël léppam jël bu mu yow ci baatam jébbal ko njiitu réew mi maanaam bari na ay décisions yu doon jaar ci assemblée nationale dootu fa jaar day jël rek dogal noone misaalu modification loi bi am ni ki barki démb loole nag Thierno Bocoum nee na jaaduwul ci réew mu am démocratie la gënoon mooy bàyyi assemblée nationale ak cëggal guyam te saa bu soxlaa jaar fa surtout nga xam ne majorité bi ci loxoom la nekk ngir bàyyi démocratie ki sañ-sañam ak ki bànqaasam ñu teewlu Thierno Bocoum. si processus boo xamante ne décision bi dafa jëm si lu ñuy wax régime d'exception dafa ne moom bokkutul président yaay décider pour yow waaye tamit yaay décider pour ñun donc chaque fois seen prérogative moom dara mënu ko dindi waaye su dee situation bi dañ ko apprécier président daf ko apprécier daal di tuddee ne lii de catastrophe naturelle la wala mu ne catastrophe sanitaire la daal di bi jël décret signé ko su boobaa nag Assemblée nationale daanaka amatul lenn lu ko président du soxla parce que amatul benn projet de loi bu muy war a yóbbu foofu. oui lu am solo député Zator Mbaye moom bokk ci AFP majorité bi la féeteel jàpp na ni assemblée nationale ñàkkul benn yoon comme ni ñu koy waxee li nga xam mooy ay sañ-sañam ci joxe xalaatam ci ni réew mi doxee ñàkk méngoo ak ni ko ñu bëri di interprété nee na moom Zator Mbaye nii la ko interprété. assemblée ñeenti tànk la am ñeenti sañ-sañ bu njëkk ba mooy député bu nekk li ñu naan représentation maanaam yaa fa teewal sa gox ba léegi assemblée am na député yi ñu ngi voté loi ba léegi ñu ngi koy voté député yi évaluation des politiques publiques ñu ngi koy def député yi contrôle de l'action gouvernementale ñu ngi koy def kon kay amul benn sañ-sañ boo xam ne
eh bien député assemblée nationale perte nañ ko maintenant président de la république mu jël yenn mesures yi nga xam ne dafa lié li ñu naan à la question sanitaire maanaam ci wàllu wér-gu-yaram ak li nga xam ne mooy ay calamité naturelle maanaam su mbënd ak yooyu amee je pense que buy taw kenn du tala fobeere moment bi du waxtu politique. mi kàddu yi sa Touré Mbaye ne moment bi du moment yi politique. Police bu Touba def na communication ci 2020 li nga xam ni def na ko ni bilang ci wàllu liggéey am ci satisfaction lool xememte fam di dotti kaaraange ci dundu askan wi am nañu ay ñu teg loxo ci wàllu drogue am na assassinat am na itam xaalis bu sàkkan bu ñuy jébal ci keesu nguur gi bilang beeg Abdoulaye Diagne. commissariat spécial bu Touba càmbar ay yëngatoom ci atuma 2020 noonu sax ñu teg loxo ñeenti nit ñoo xam ne dañ leen a jàpp ngir faat bakkan fanweer ak juróom-ñeenti kilogramme chanvre indien ñu teg loxo noonu juróom-ñaari junni yu teg juróom-ñaar téeméer ñu daal di jàpp leen ñetti junni yu teg ci wàllum xeex Covid-19 ñooñi dañoo bañoon a sàlloog li nga xam ne mooy digle yi waa kër docteur yi jamono yooyu accident yi mel ne tulleeg màlle ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk yu teg ay accident corporel la juróom benn téeméer ay yàqu-yàqu ak ñaar fukki nit ak juróom benn yu ci ñàkk seen bakkan fanweeri junni ak juróom yu teg ci ay kayit ñu nangoo ko ci ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo tali bi junni bu teg juróom benn téeméer ci ay moto ñu téye leen ci lu nu mel police dugal ci keesu nguur gi lu tollook fanweeri million yu teg juróom-ñeent njënd ak njaayu ngànnaay yi nga xam ne dañ ko daan amal ne ñuy jaay mburu loolu yi ñu jéem koo dakkal ak ñeenti nit yu ñu teg loxo ci yëngatu yooyu lee. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal police bu Sénégal jël dogal daal di génne ci police bi Pape Bouba Diallo mi sol tani sukk ci kanamu sëriñam ñu ni loola jaaduwul loolee ngi amee woon fële ca diwaanu Louga njàngat meeg Fatou Abdou Ndiaye. vidéo bi wër na àdduna wërngal këpp moom policier bi ca palais Djily Mbaye sukk ci suuf ci kanamu Cheikh Modou Kara Mbacké di ko nuyoo ko jox cëram ab daan wu diis dal na ci kawam ñu tekki ndombal tànkam rajo ko ci police nationale waaye Pape Bouba Diop mel na rëccuwul loolu nga xam ne def na ko ci kanamu sëriñam lu nu mel nag ñu yàgg koo gis lool ci way politique yeeg kàngam yi saa su ne ñuy toog ci suuf ak di sujjóot ci kanamu kër diine yi ñaata yoon la ñu gis président de la république ab ministre wala sax koo xam ne sol na tenue toog ci suuf ci kanamu ki mu yaakaar wala ki mu jébbalu bi ci mujj di jëfi Antoine Félix Diome di ab taalibe murit bu koy fësal dem ci kanamu ki nga xam ne mooy xalif général kul di murit daal di fay fësal ne ab taalibe la dem ba sax yeesalaat ab njébbalam kon tey jii bu nguuru Sénégal ñu ci bari ci ñoom di taxaw ci kanamu kër diine yi di sukk ci suuf ak wanek seen taalibe ci kanamu chaîne de télévision nationale yi nan la ñu ko mën a bañalee ab fonctionnaire boo xam ne bi mu koy def xalaatul sax ne ñu ngi koy filmer rawatina di ko wërale ci réseaux sociaux yi Sénégal nag am loo xam ne bariwul ci ay dëkk ne suñuy way diine dañu fee def lu am solo ba tax na askan wi bàyyi leen xel saa su ne dem ba sax ñoom la ñu gën a jox fuuf ñi nga xam ne ñooy nguur gi. sport ñu ànd ci ak Baye Mante boobu salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mahamadou Mansour Diop. suñu waajee demoon ca Dawaxa ngir master Mbagnick Ndiaye daa mujj ñàkk. waaw Mbagnick Ndiaye judoka sénégalais boobu la nga xam ne nag moo nekk double champion d'Afrique en titre ci catégorie lu ëpp téeméeri kilo moom nag démb dafa mujjee ñàkk ci premier tour bi gannaaw nag ba doomu russe bi nga xam ne moo nekk ñetteelu place mondiale bi di Inal Tassoyev moo ko mujjee nag éliminé kooku sax ñu doomu russe boobu moo mujjee dem final ak kii di français bi di Teddy Riner waaye nag moom tamit dafa mujjee ñàkk ci kaw kii di Teddy Riner kon Teddy Riner tamit dellu siwaat bu baax a baax gannaaw moom tamit mbébétam mooy nag ci lu jëm ci wàllum Jeux olympiques yi ñu jëm mu war a ci waat boppam bu baax a baax ndaxte buñ koy fàttali ko ci atum 2012 ak 2016 moom mi le nag wane woon na ci boppam bu baax a baax moom nag dafa mujjee daan doomu russe bi di Inal Tassoyev ci ay pénalité kon ñu jàpp na nag Mbagnick Ndiaye bu jógee ci master yu dawaa yooyu le dina nag waajalaat bu baax a baax ci grand slam yi nga xam ne dinañ ko amal ci weeru mars foofu ca Turquie ak ca Kurdistan buñ ci jógee nag dina dem ci 42e championnat d'Afrique ñu fas yéene ko amal ni ki juróom benn fan jàpp fukki fan ak juróom ci weerum avril foofu ca Casablanca ca Maroc. ñu wax ci équipe nationale U17 yi gaynde yu ndaw yi dañoo gagné Maroc. waaw ni ki démb nag lañ doon amal ab jongante ak xarito foofu ca Rabat Sénégal nag mujjee daan ñi di waa Maroc benn bal ci dara ak but bi sax ki ko dugal di Ibou Sané Sénégal nag bi mooy ñeenteelu victoire nag ci préparation gi mu nekk ngir nag lu jëm ci wàllum tournoi qualification Coupe d'Afrique des Nations ñu fas yéene ko amal sax foofu ca Maroc kon ñu jàpp ne sax boobule tournoi kii di Sierra Leone moo ko fas yéene woon dalal waaye nag li ni mel dañ ko dàq ba jimmi jamono ndaxte ñoom ñu ne nag dañoo
dañoo mujjee nag reporté boobule tournoi ci weerum janvier kon ñu jàpp ne ba fii nag ñii di waa CAF ñoom ñoo ngi nag appel d'offre la ñu lancé ngir xool ban dëkk mooy dalal boobule compétition bi nga xam ne ñaari ci ay représentants lay doon. ñu wax léegi ci programme ak résultat yu championnat européen. ñu tàmbalee ko foofu ca France trophée des champions ni ki démb nag Paris Saint-Germain moom moo mujjee daan ñi di waa Marseille ñaari bal ci benn but yu Paris Saint-Germain yi sax kii di Mauro Icardi moom moo ko dugal ci première période bi deuxième période bi nag ci la Neymar dugal ab penalty Dimitri Payet moom moo dugal but ñi di waa Marseille kon ñu jàpp ne nag bii mooy fukkeelu trophée des champions bi nga xam ne ñi di waa Paris Saint-Germain jël nañ ko juróom-ñetti yoon nag ñu koy teglante ñu dem foofu ca Italie huitième de finale yi nag jàppal ne ni ki démb moom ni ki tey sax dañ koy wëyal 16h30 Sassuolo dina daale ak ñi di waa Spal 20h15 ci diggante Atalanta bu Bergame lay doon ak ñi di waa Cagliari démb nag Napoli bu ñoom Kalidou Koulibaly ñoom mujjee daan ñi di waa Empoli ñetti bal ci ñaar Juventus tamit qualifié ci kaw Genoa gannaaw ci prolongation yi Fiorentina moom dafa lajj ci kanamu ñi di waa Inter bu Milan ñaar ci benn tey tamit la ñuy wëyal lu jëm ci nag fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg ci Angleterre 20h Arsenal mooy dalal ñi di waa Crystal Palace démb nag Manchester City moom dafa daan ñi di waa Brighton benn bal ci dara Aston Villa ak Tottenham match boobu nag dañ ko mujjee dàq ba jëmi jamono coupe bu Allemagne en tout cas surprise daal lañ ci nemmeeku ndaxte nag lu jëm ci wàllum tenant de titre bi di Bayern Munich moom ci 16e de finale bi nag lañ ko éliminé ci ab équipe nag bu nekk ci 2e division bi duo ci Holstein Kiel moom moo ko éliminé gannaaw ba ñu nag defee 2-2 ci match bi tekk dóor yi nag juróom-benn ci juróom la mujjee elage kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Mahan Tëmb bu ñu xuus ci xibaar yi.